fànn la fànn bu njëkk bi ci intimidation bi laa bëgg a tàmbalee waaye comme am na kuy dugg ci mbir moomu nekk ci suñu xarit yu baax yooyu nga xam ne ay activiste lañu comme ñun ñu nekk ci réewum Sénégal di bañ ku ñu noot parce que dañu nekk ci république dañ fa am àq ak yelleef donc oui, je vais très bien Ndeye Fall waaw je vais très bien Njaay Bili alhamdulillah ñu ngi ci jàmm voilà ñu ngi ci jàmm bu baax ñu ngi leen di ziyaar voilà donc dañuy tàmbali waxtaan bi dina am ko dugg si nag balaa muy dugg si incha allahu rabbi ñun dañuy daal di rek tàmbali dañuy tàmbalee nag mbirum passeport diplomatique yi defe naa fan yi yëpp révélation yi yéen a ngi koy dégg ba defe naa am na sax benn poste bu am solo suñu frère journaliste bu am solo boobu posté mu doon ci sax am na benn kàngam maanaam boo xaw ma kàngam lañ leen di woye wala délinquant ministre boo xam ne sax moom daf ko am ak jet setteuse am maanaam xam naa jet setteuse pour yéen xam ngeen luy jet setteuse waaye yeneen yi ci gën a important ñu ñëw rek ci mbiru député yi nee nañu fanweeri passeport ak benn wala fanweeri mariage ak benn la député yooyu def ci lu tolloog juróom-ñeenti at yi passé maanaam 2012 la mbir mi tàmbali ba léegi ba jon si yàlla 2021 2012 2013 xam ngeen ku nekkoon ci bopp nguur gi loolu duma ci jaaraat ndax 2012 ak 2013 xam nañu ki nekkoon ci bopp nguur gi ba jon si yàlla tey xam nañu kan moo nekkoon ci bopp nguur gi donc je pense que loolu waxaat ci wax bu yàqu la xam nañu ku newoon ci bopp nguuru Sénégal mais li important ma wax leen ko tey c'est pas possible ne leen Tunkara nee na c'est pas possible 2012 ak suñu joon si yàlla tey est-ce que xam ngeen ne maire moom mooy defar certificat de mariage xam nga ñi maire yi délinquants yi ñaari band yi ñaari maire yi ñu tudd est-ce que xam ngeen ne ñoom certificat sëy bi nga xam ne sax dañ koy def diggante nit ak nit ñoom ñoo koy def donc maanaam amul xaarama dem te ñëw ñoom ñoo koy bind def ko signé ko les maires ci mairie yi fa la ñuy defaree certificat de mariage moo tax ngeen gis ci benn mariage mu dem sax ba ñu def mariage góor ak góor ndax nit mooy bind rek moom mooy bind moom ci boppam moom mooy jël kayit bi di bind moom mooy defar certificat bi moom moo koy defar lépp signé ko moom mooy kii autoriser certificat boobu pour mu mën a nekk en circulation donc man Ousmane Tounkara ak firnde yi ñu am ak information yi ñu jot a jot fanweer ak benn moo siiw moom lañ leen génneel waaye mbir mi dafa jeggi dayoo dafa jeggi waxtaan dafa jeggi compréhension wu doomu aadama loolu pour mu leer il faut nit ñi comprendre loolu il faut nit ñi am lu ñu comprendre si lii parce que xam nga ñu bari dañu comprendre lan moo tax jaloore bi jéggi dayoo boo xam ne nanguwuñu koo laal boxu Pandora xam nga maanaam mi ngi mel ni tey nga ñëw ci ab kër nga gis benn yamba di naaw nga gis pañe fële pañe bi ñu ub ko waaye pañe bi dafa fees dell ak yamba xam nga boo ubbee pañe boobu yamb yi day daal di tasaaroo jaggi dayoo ba doomu aadama yi mën nañ cee ba mën na créer problème situation bu compliqué donc loolu mooy mbiru maire yi nga xam ne ñoom la ñuy wax muy maireu APR yi c'est des personnes yoo xam ne ñoom ñooy fournir certificat de mariage il faut nit ñi xam loolu xam nga dañu ne oh góor ak góor marié nañu defar nañu 31 mariage voilà defar nañu lii déedéet loolu taxul ñuy wax imagineel rek ki nga xam ne moom mooy defar kayitu sëy bi maanaam moom tey boo ñëwee ci moom moo lay defaral li nga xam ne moom mooy certificat de mariage mairie mooy defar loolu mooy defar kayitu juddu ñoom ñoo koy defar
ñii defar loolu ñoom la ci seen bopp ñoom ñooy defar kayitu juddu yi donc ñooñu naka lañ leen mën a gëmloo ne ñett la ñuy defar par année imaginel 31 la ñu wax ci presque 10 ans 9 ans parce que 2012 ba 2021 ça fait 9 ans di waaj a yegg ci fukki at donc ñoom nee nañu à peu près ñett la ñuy defar par année ay trafiquants yu mag laa wax nii de ay dóorkat yu mag a mag nee nañu ñoom ñetti kayitu mariage la ñu defar par année mairie yooyu enquêteurs yi dem leen ngeen xoolaat lan moo xew ci biir mairie yooyu man de Tunkara xam naa man njott naa ne lii ëpp na ñaari téeméer di way waxuma la fanweer de waxuma la téeméer waaye lii ëpp na ñaari téeméer di way ban dóorkat ci àdduna ban maire nga gis ban tappalekat député buy tappale boo xam ne moom trouvé na yoonu tappale bi trouvé na yoonu wiiri wiiri bi yoonu banditisme bi ñu bëgg ñoo gëmloo ñun nekk ñooñu fanweeri këyit la ñu defar ak benn c'est pas vrai loolu du dëgg parce que mathématiquement c'est pas possible que ñii defkatu ñaawteef lañu waaye ñetti ñaawteef la ñu def ci at bi loolu c'est pas possible kan moo nekk seen ginnaaw parce que Marième Faye Sall day may ay passeport diplomatique te jëkkëram moo koy signé te passeport diplomatique boo ko defaree da ngay bàyyi benn fichier kenn rek moo mën a signé passeport diplomatique ci àdduna bi yëpp président benn nit moo mën a signé passeport diplomatique Sénégal du beneen nit maanaam lépp loo xam ne jaar na fa benn nit moo koy signé te nit kooku waa partem lu ñu def garawul indil ko sax fukki passeport nga teg ko sur table am ne ko ñi ay militant lañu yoo xam ne dañuy waaj a transhumé dañ leen di bëgg a indi pour ñu ñëw far ak yow day signer lépp il va tout signer ça c'est le Macky doomu aadama la boo xam ne àndul ak sagoom et je pense que nit ñu bari xam nañu loolu il faut doomu aadama yi ngeen bàyyi xel ci loolu dañ ko séq ak ay saay-saay séq ko ak ay nit yoo xam ne amuñu dignité séq ko ak ay nit yoo xam ne amuñu ngor parce que pour man ñàkk ngor weesuwul man Sénégal dafa jéggi sama compréhension parce que lii ñuy wax nee nañu deuxième personne bi nga xam ne moom moo nekk assemblée nationale du Sénégal muy Abdou Mbow te ñëpp xam ko turam bu fama boobu di kiriku te ñëpp xam ko feebaram bi gën a garaaw di bëgg jigéen te ñëpp xam ko nee nañu moom moo nekk ci bopp passeport diplomatique yi mais Moustapha Niasse laaj leen nit ñi xam scandalu passeport diplomatique amoon na Sénégal avant bii te xam nga qui était à la tête Moustapha Niasse mi président assemblée nationale dafa mel ni ñoom dañ leen indil góom boo xam ne kenn bëggu koo laal maanaam nga indil ay docteur mécanicien maanaam ay infirmier yu ndaw yu nekkul ay docteur nga indil leen gaañ-gaañ boo xam ne dafa jeggi seen dafa ëpp seen xam-xam ce qui se passe dans ce scandale de passeport diplomatique maanaam abomination la for the country of Sénégal maanaam dinañu dem ba Sénégal passeport diplomatique u Sénégal passeport simple moo koy ëpp valeur passeport simple képp mooy ëpp valeur passeport diplomatique u Sénégal te foofu la ñu toll guddi yi ñu toll parce que Macky déjà ak ñi mu àndal bu ñu lay corrompre la première chose sur la table c'est un passeport diplomatique
que tu sois un marchand ambulant, que tu sois un vendeur d'arachide, que tu sois un voleur, que tu sois un tueur, que tu sois un assassin loo mën a doon daal ci àddina ñoom buñ la bëggee indi ci ñoom la première chose qu'il offre c'est un passeport diplomatique. Sénégalais yaa ngi toog ñu ne dañuy xaar pour mbiru passeport diplomatique yi leer bis bu ne ñu indil ñu waxu naxa sa xàndang bis bu ne ñu yóbbu ñu fële ci àll ba ne leen passeport diplomatique ñu lay wax ay waxu gerte ak engrais ak wala ay waxu suuf ay waxu nangam ak ki nangam sëriñ bi nee na taalube bi nee na diw yéeg na sama bële xarit moom ki la yàlla xam doy na moom bu jékki-jékki jee mu ne man maay jàppale diw ci 3e mandat te 3e mandat dañ koy tere Sénégal kooku ku mu mën a génn sa gémmiñ da nga àndul ak sa sago rek ndax ku ànd ak sa sago te dofuloo tuxuloo lu tàng li naanuloo lu tàng li war ngaa ànd ak sa sago nga war a xam ne 3e mandat mënul am Sénégal 3e mandat dañ koy tere loolu wax nañ leen ko ba pare wax nañ ko Jimbori wax nañ ko ñi ko wër ku fi tudd 3e mandat masiba naaru laay bi la ciy fekk yow doo xam fu foo koy jëmee bàyyi leen waxu 3e mandat te ñu wax rek ci li nga xam ne moom mooy passeport diplomatique yi parce que lii ngeen di def ni yëpp c'est des diversions man loolu laa gëm dama gëm ne wiiri wiiri jaari ndaare lii ngeen di def ni yëpp c'est des diversions li ñuy def nii c'est pas du waxtaan bi ñu war a am parce que mbiru passeport diplomatique yi soxlawul investigation xam nga man dafa am lu ma gëm man sama philosophie noonu lay doon man dama gëm ne comme li leen daloon sur le cas Bougazelli xam nga Bougazelli dañ ko jàpp en flagrant délit maanaam jàpp ko loxo ci biir poche ba muy woyaa yooyu tey ma dee dégg ngeen yàqu naa yooyu yëpp dégg ngeen loolu mooy loxo ci biir poche jàpp la léegi ngay def njaaxum bi loolu député buñ ci jàpp warta ñibbi këram mais dañu bàyyi Bougazelli biñ ko yóbboo gendarmerie wala police wala fu mu mën a doon dañ ko bàyyi mu ñibbi këram pour mu dem setal ginnaawam balaa muy ñëwaat et ce qui est grave loolu rek d'abord délit la bi ñu bàyyee Bougazelli lu bari tax na ba investigation boobu du yegg maanaam parce que Bougazelli buñ ko bàyyee defkatu ñaawteef yi mu ko bokkal yëpp dina leen téléphoné ne leen hé gars yi jàpp nañ ma yow dawal na la yow dawal na la yow dugal na la maanaam yàq na investigation bi tente na ko mais sinon Bougazelli buñ ko jàppee biñ ko yóbboo gendarmerie te yor téléphone am dañu waroon déjà ubbi téléphone bi xool naka la ñan la doon waxal ni kon ay bopp yuy daanu yéen ci boppam doo leen xam nu mu toll bu mu leen bett sax buñ ci jàppee Marème Faye Sall loolu lépp leer na ki nga xam ne aussi jàpp nañ ko ci mbiru passeport diplomatique yii nit la comme ñoom te dafa ñu xamante ak ñoom c'est un Condé un certain Condé et il a tout dit à la gendarmerie nationale limal na leen ligne par ligne député bi ni mu ko xamee fu muy dugg ak moom fa muy génn ak moom fa muy jëflante ak moom fa mu dul jëflante ak moom wax na leen lépp. ana procureur Bassirou Gueye monsieur autosaisir ana nga tu t'es autosaisi à arrêter des activistes ay activistes yoo xam ne seen benn xarit moo ñëw lalal leen diw voilà fàtte nga passeport yi jàppal ma voilà defal ma lii voilà oto voilà affaire boobu affaire bi ñu waxoon xam nga voilà kii voilà léegi jox ma passeport bi voilà ma voyage ci nangam ay xarit di dóorante ci seen biir ay xarit wallahi lazim ay xarit ci seen biir di jaxase ay carte di waxu dof est-ce que xam nga boo toogee diggante ñaari xarit ngeen di wax bis bu sa téléphone bi takkoon ba beneen doomu aadama di ko déglu masiba naaru laa yim ci dégg sax da koy jéggi dayoo ñaari xarit yuy wax c'est tellement intime
que lépp dañ koy waxante imaginel xarit boo xam ñaar fukki at di nga ko wax ba wax ko yenn saa yi ka nga seqaloon ak na nga seqeeg moom na nga tëddee xale bu jigéen bi na nga yéegee na nga wàccee na nga tuxee fële na nga ñamoon lii tuuti xaw a màndi tuuti tous les délits du monde tu les mettras sur la table loolu ngeen jàppee kilifa mu yaanaamaar jàppee ko Simon benn bandit de grand chemin Thierno Diallo moo xam ne sàcc la bu gën a mag nag ci Sénégal boo xam ne source sûre te dinaa ko indiwaat Thierno Diallo il est associé à Macky Sall loolu fax la is fax factual information maanaam campagne yu Macky Sall mu moom it mu contribuer si ba pare nag ay nit yu jege Macky Sall muy jëflanteeg ñoom ba ci Elimane Lam moomu Elimane Lam men mi nga xam ne moom la ñu jàpp Thierno Diallo muy sàcc këram Elimane Lam ak Macky Sall maanaam laax la ak soow dumb sax mburoog soow parce que laax presque mënoo ko lekk sans soow Elimane Lam et Macky Sall sont collés ak Aziz Ndiaye rakku Elimane Lam rakku Aziz Ndiaye ils sont comme ça tous les contrats de malfaiteurs du Sénégal ñoom lañ koy jox pour après ñu delloowaat beneen parti xaalis bi ci diggante Amadou Sall ak ki nga xam ne mooy nijaayam Mansour Faye maanaam xaalisu sàccu Sénégal yi yëpp ci ñaari baadoolo xaram yooyu lay jaar gone yu ndaw yooyu ñu jël ko sàcc ko moom setal maanaam ñoom ñooy setalkatu sàcc yi Elimane Lam ak ki nga xam ne ñoom ñooy Aziz Ndiaye ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy setal délinquant yi ñoom ku def sa jéyee ci sàccum kopparu Sénégal ci ñoom ngay jaar joxanteeg ñoom ay faux contrat xaalis bi dellu siwaat ci ñoom beneen parti bi dellu maanaam ñoom ñooy comploter Sénégal ay doomu Sénégal lañu de ñoom ñooy comploter Sénégal même Elimane Lam boobu moo ànd ak ñoom ci seen complot yi pour ñu génnee Thierno Diallo foofu nga xam ne moom la ne woon pour ñu jéem faa dugal kii di Kilifeu ak Simon jël nag ay vidéo yu bari la Thierno Diallo am bu leen ko gàttal de Thierno Diallo ci téléphone am boobu ay masiba naaru laayaa ci nekk li gën a tuuti mooy bu Kilifeu ak Simon y a d'autres choses te bis boo leen ko génne woon àdduna tukki te ñun am nañ ci lu bari bu leen fàtte nee naa leen j'ai eu accès à la famille xam nga lan moo tax keroog ma ne leen gatsa bis boo leen ñëwee ngeen génnee benn affaire ma génnee ay affaire yoo xam ne day tas Sénégal je vous le promets bis boo leen génnee benn ñu génnee fukk da ngeen di génnee teg sur la table rek ñu ngi ko doon pare nii ndeysaan ci affaire Ousmane Diagne bi am nañu ay copie de am nañu ay copie Rokhaya on a beaucoup de copies Rokhaya xam nga iPhone bu bees dafa génn léegi mémoire bi 1 terabyte la 1 terabyte mooy 1000 giga iPhone yu bees yi génn léegi 1000 giga la am naa ci wut naa ci ñaar yoo xam ne 1000 giga 2000 giga yoo xam ne bokkul ak storage bi nga xam ne da nga koy am ci ordinateur yi am nañu fu bari foo xam ne denc nañ fa ay vidéo yu bari nag yu personnel te wax nañ leen ko nee nañ leen gatsa xam nga wax nañ leen ko loolu du ay menace du ñu tooñ nag du ñu jékki-jékki rek di génne ay masiba naaru laay déedéet mais boo leen bëggatul dara ci Sénégal d'accord nañ ko ak yéen boo leen bëggatul dara ci réew mi on est d'accord boo leen bëggatul dara ci réew mi on est d'accord duñ ko dangooti de gatsa rek boo leen génnee ñu génnee teg boo leen génnee benn ñu génnee ñaar teg boo leen génnee ñaar ñu génnee 5 teg boo leen génnee 5 ñu génnee 10 teg boo leen jàppee benn patriote yaakaar ngeen ne noot ngeen ko ñu génnee 5 tegal leen sur la table impolitesse bi ngeen nekkee ci Sénégal dafa jaggi dayoo vous êtes malhonnête vous n'êtes pas sérieux et vous ne respectez pas les Sénégalais fi mu toll nii dañu dul négocier ti ak kenn duñu négocier duñu déglu boo leen génnee rek balaa négociateurs yi di ñëw wala waxkat yi di ñëw ñun génnee nañu bu yàgg après nag mbir mi day nekk ci réseaux sociaux yi réseau yi moom mën nañ koo yàq ñun ñëpp ñu ànd yàq ko yaxeet wala ñu defar ko ci yan la dépendre rek
intimidation bi ngeen yaakaar ne moom ngeen bëgg a def loolu duñ ko nangu. Ce qui est grave chez nous au Sénégal aujourd'hui hypocrisie bi moo fa bari. dafa bari hypocrisie da ngay gis doomu aadama bu xool doomu aadama jàkk li ñuy ne sénégalais xamul ku dóor ku fayu la ñu xam. da ngay gis sénégalais bu toog fële gis nit di la mbéj ba sa nopp bi di bëgg a wodd ba sa nopp bi riir yow nga mbéj ko rek ñu ne diw dóor na diw duñu wax ne diw fayu na duñu wax loolu dañuy ne diw dóor na diw voilà loolu la ñuy wax. ce qui est très très dangereux yéen a ngi xool ñoom ñu ngi def seen masiba naaru laay bis bu ne yéen a ngi leen di xool. yéen a ngi xool bis bu ne ñu ngi def ñaawteef parce que démb ils sont allés arrêter notre frère Ousmane Diagne. lan lañ ko arrêté c'est ce qui est extraordinaire xam ngeen lu ñu arrêté Ousmane Diagne. Ousmane Diagne lii la bind dafa ne ndaw si tampi est-ce que am na ko tudd ndaw si tampi ci Sénégal wala waa ji tampi ndaw si tampi a été reçu plusieurs fois par Abdoulaye Diallo ñaata Abdoulaye Diallo koko au ministère Abdoulaye Diallo koko la wax. xam nga kooku boo leen xoolee il faut savoir que langage dafa am solo ci wax parce que tant que tudduloo turu doomu aadama bi te ëppale ko ni mu juddoo wax ko ni mu juddoo comme tey nga ne Mamadou Ndiaye Jaata Mamadou Ndiaye bu dee Ndiaye rek la tudd nga teg ci Jaata bi yàq nga mbir. tey nga ne Alimatu Diallo bu dee Alimatu Diallo siin la tudd yàq nga mbir bi. donc ce qui est sûr moom dafa bind bu leer et c'est sûr hein mu ne ndaw si tampi elle a été reçue plusieurs fois par Abdoulaye Diallo man xawma benn ministre bu tudd Abdoulaye Diallo Sénégal. Abdoulaye Diallo koko au ministère. La dernière rencontre c'était lundi 20 septembre à 18h. Massaly moo doon dox mbir mi Massaly moo doon dox mbir mi comprendre Massaly waaw grand xaw ma ndax mën naa laa jël wala xaaral ma jël ko je m'excuse voilà ma dugal ko. waaw grand maa ngi lay jël xaw ma ci caméra bi nga bëgg dugg wala téléphone je ne sais pas ci yow la dépendre mais maa ngi lay noonu di la dugal ci caméra gis naa nga bind Ousmane voilà pour rek ñu am ci tuuti voilà declined voilà dina woote xam naa ci téléphone bi xaaral ma xool ko ci téléphone bi voilà téléphone bi mën nga ma cee woo kon après ma jël mais comme ni ma leen ko waxee mu ne ndaw si tampi elle a été reçue plusieurs fois par Abdoulaye Diallo Koko au ministère. La dernière rencontre c'était le lundi 20 septembre à 18h. Massaly moo doon dox mbir mi pare naa si maa ngi dellu assemblée député déglul maa ngi dellu assemblée député. Vous savez que il y a des personnes qui ne sont pas comme Ousmane Tounkara ils sont très cohérents def nañu ay jàng nañu droit xam nañu vraiment loo xam ne mënoo koo wax meluñu ni man parce que man amul laame comprendre amul benn layame mais boo xoolee déjà bind mi man boo ma laajee bu fekkee ci côté gaar wàlle ak nangam sangam ngeen bëgg a yóbbu mbir mi di ngeen ci fabriquer lu leen neex mais bu dee ci côté normal ngeen bëgg a yóbbu mbir mi amul benn doomu aadama bu mën a wax légalement turu diw parce que ki ko war a mën a porter plainte ndaw si tampi la est-ce que am na ku tudd ndaw si tampi Sénégal amul. Massaly moo doon donc keneen ki ko mën a porter plainte Massaly la war a doon man xawma ku tudd Massaly Sénégal xam naa Mouhamadou Massaly mais xawma Massaly je connais Mohamed Massaly donc communication bi nga xam ne moom la waa ji communiqué ndeysaan ku ko déglu xam nga ne li muy wax xam na ko mais aussi mi ngi koy teg ci yoon loolu mooy dëgg te
dinaa recevoir léegi suñu benn frère pour mu jox ñu plus d'informations mais j'ai appris suñu frère Ousmane bàyyi nañ ko ñibbi na këram et que dañ ko convoqué waat pour mu ñëwaat beneen jour pour mu yeggali li nga xam ne moom mooy mbir mi defe naa bu ma ndaw si tampi a été reçu par Abdoulaye Diallo plusieurs koko au ministère exactement. Je pense que bu ñu dégloo loolu bu lu baax on va trouver qu'il y a beaucoup d'incohérences te que lenn rek laa ci gis je pense que bu dee suñu frère Thierno Bocoum defe naa bindaloon nañu keroog nee na moom dafay teg plainte contre Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi parce que il faut nit ñi xam dara est-ce que xam ngeen luy Fouta Tampi mooy Fouta sonn mais Fatoumata Ndiaye moomul Fouta Tampi. Fouta Tampi c'est un mouvement mi ngi mel ni tey nga ne Y'en a marre mais kilifa moomul Y'en a marre Simon moomul Y'en a marre Y'en a marre est une structure donc Fouta Tampi c'est un mouvement c'est une structure dafa am ay coordinateur bu kii demee keneen ñëw loolu mooy dëgg donc Fatoumata Ndiaye bu ñëwee wax moom li nga xam ne moom moo ko intéressé ci wax et je pense que war naa bàyyi lii xel notre sœur Fatoumata Ndiaye lii moo tax transhumance grave gis nga bi nga demee ba léegi Fatou yëngal nga Sénégal tax nga ay doomu aadama di ci souffrir tax nga ñu ciy jàpp ay góor di leen dugal ci biir kaso te du benn c'est extraordinaire yow benn nit bi rek nga ñëw ci xeex barki Dembo Ndiaye nga ne defaral la indi ndax yow rek Fatou jàpp nañu ñaata doomu aadama tey di leen toroxal ci biir kaso Sénégal loolu bu la jigee rek yàlla amul loolu mënu laa jig soxna si Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi direct yow lay waxal Fatoumata Ndiaye sonal nga nit ñi bi nga defee sa transhumance tàppale bu ndaw bi ba léegi nit ñaa ngi souffrir nit ñi ñu ngi souffrir pourquoi nit ñi war a souffrir pourquoi lan moo tax nit ñi war a dugg kaso di souffrir ndax yow lan moo war a tax les gens doivent souffrir à cause de toi yow yaa ñëw ànd ak ñun ci combat bi dang ñu ci fekk nag ay at yu bari Fatou ñu ànd ci ak ngor ak njëkk ak teranga nga ñëw nga gore di nga ñëw nga xeex ak ñun noonu laa ko mën a tuddee parce que tey jii yow biñ la jàppee yaa ngi ni jël mbir mi yóbbu ko ci beneen situation bu ma nee jàpp bu gàtt bi mooy bi nga transhumé yaa ngi sosal nit ñi yaa ngi porter plainte doomu aadama yi yaa ngi indil nit ñi ay jafe-jafe tu as même dit fait des révélations j'espère que le procureur a entendu sur Thierno Bocoum et j'espère que Thierno Bocoum va porter plainte comme il nous l'a promis yooyu yëpp dégg nañ ko Fatou ñu dégg yi nga teg sur la table yëpp Fatou vraiment Fatou a tampi ni yimɓe Sénégal tampi doomu aadama yi ngay jël nii di leen bangare ñii kenn mënu leen tere wax xanaa yow léegi Sénégal yëpp di nga leen porter plainte parce que 17 millions de Sénégalais yëpp ci yow la ñuy wax guddi yi ñu toll boo demee ci YouTube bi mi ngi mel ni tulleeg male Fatou Ndiaye dem na Fatou Ndiaye jël na Fatou Ndiaye wàccal yéegal wàccal naruma ci woon sax wax parce que nit woo na ma mu ne ma bul wax ci kooku wallahi sama xarit bu baax ma koy saluer de passage xam naa ne mi ngi ñuy seetaan maa ngi lay ziyaare du ma bëgg a wax turu nit ñi parce que du ma bëgg ñu def leen ay cible maa ngi lay saluer bu baax daf ma ne dimbali ma frère bul wax ci Fouta Tampi waa ndaw soosu bul wax ci moom buñ ko may buzz
donc mayuñu la buzz Fatou waaye tooñ nga Sénégal tu fatigues les gens il faut nga xam ne yow ak Macky Anne et Bandouma Macky dañ leen dénk Sénégal Macky la ñu dénk Sénégal yow bokkuloo ci sax nag yow moom compté wuloo yow li nga am ci ngor bariwul c'est ça la réalité yow li nga am ci fulla bariwul li nga am ci fayda bariwul donc yow nga dem nga def sa bopp marchandise nga ñëw nga jaay sa bopp man am na lu bari nag loo xam ne xam naa ko ndax wax nañ adduna bi yëpp gis ne wax nañ mais du ngor ci man may wax ak nit ci suuf di ñëw di ko yéegal ci kaw du ma def loolu awundu daal comme ci suuf la ñu wax dama koy bàyyi ci suuf mais je sais que Fatou war ngaa mën a xoolaat sa bopp nga xool sa suba parce que bu ma juumul ne woon nga ma am nga ay tout tànk man de je préfère mourir aujourd'hui digne sama tout tànk yi incha allahu rabbi bis bu ma génnee àddina it suñu déggee ñuy wax ci man it dinañu ne ah on le connaît c'est une personne digne loolu mooy dëgg Nabou Dash mu ne tu as papier refusé Guinée mu ne ndax am naa papier refusé Guinée Nabou Dash Nabou yenn saa yi du ma bëgg a tontu ay ndeysaan sama sœur yi ñu baax yi du ma leen bëgg a sax tontu yenn saa yi xaaral ma baal la rek sama passeport sénégalais yi xam nañu man sama nationalité xam nañu fu ma juddoo. Tunkara vous avez les papiers refusés Guinée yaa neex de xam nga yenn saa yi man li ma jaaxal mooy sénégalais dañuy dem li ñuy wax la mythomanie dama lay ëppaleel feebaru mythomanie bi ni mu tudd gis nga feebaru mythomanie dafa am ay doomu aadama yoo xam ne dañu feebar dañu am feebaru kàcc ba bu ñuy kàcc dañuy daal di mujjee gëm seen kàcc yi ñoom ne ñoom seen fen yi dañ ko gëm mais je vais vous dire que man musuma sax def réfugié déglul je n'ai jamais fait un réfugié dama musul sax def réfugié ci àdduna bi waxuma la Guinée waxuma la Guinée nii Mali nii Mauritanie réfugié Mauritanie yi ci bari moom dinaa leen wax te xam nga man bu may wax damay wax tur sama mbokk yi ay ñoom Baboy Kane ay ñoom Aliou Ngaydo les responsables APR New York man maa leen xamal sama bopp ñooñu ay réfugié Mauritanie lañu ñooñu bi ñu ñëwee ci dëkk bi fii dañu def réfugié Mauritanie ba am ci kayitu Amérique ñooñu c'est les responsables de l'APR mais man dama masta def réfugié ci sama àddina pour saraxu nag ne buñ la bloqué loolu moom ay caaxaan la ay wax yu yàqu la parce que dañ lay bloqué parce que fii duñu bëgg benn mu ne laisse un peu de temps déedéet duñ la may dara yow dañ lay bloqué génne la fii dof nga rek duñu bëgg bu ñuy wax waxu fulla ak fayda voilà Daado Sow mu ne Tunkara et de Vélingara defe naa loolu Daado wax bu yàqu la xam nga waa Vélingara man dama fa sax am ndeysaan defe naa ay souvenirs je suis de Vélingara j'ai grandi à Vélingara je suis né à Dakar mais j'ai grandi à Vélingara man ki ñu ma tuddee sax Ousmane Seydi la tudd c'était l'ancien député maire de Vélingara l'homme le plus connu à Vélingara ñëpp xam nañ waaye comme génnee naa la rek léegi ñun dinañu mën a continuer suñu waxtaan ci jàmm ak salaam mais li am importance mooy ñu ñëwaat rek encore ci suñu frère Massaly ak Fatou Ndiaye comme Fatou Ndiaye laa doon waxal léegi damay ñëw ci Mamadou Massaly amoon nañ fi ay fan c'est quelqu'un que je connais vraiment personnellement bi ñu ñëwee Sénégal ci combat bi il était là il était présent waaye gis na après loolu ay fan mu doonoon notre même frère bu taxawoon gis ñuy toj këram mu doon jooy sénégalais yépp jóg nag rebellé wu mais je pense qu'il n'a même pas résisté une semaine après ça parce que en fait xawma sama système ay mën a buso fu mu nekk géej naa ko dégg mais li ñu defoon Massaly moom la ñu def suñu système Maïmouna Bousso xaw ma ndax yéen a ngi fàttaliku Maïmouna Bousso bu PDS Maïmouna Bousso on a fait tomber sa maison ndaw soosu ba léegi
mu topp chemin droit bi kooku yomboon na pour mu ànd ak parti au pouvoir parce que bu àndoon ak parti au pouvoir ni kon def nañu lan ni kon jox nañ ko terrain jox nañ ko kër mais dafa bañ a ànd ak parti au pouvoir des militants de l'Alliance pour la République parce que aussi mënuñu nekk di rey suñu bopp ci parti ëpp ko taxawaay mu génne photo tampi rek ñu jox ko ay millions rek oto kër non joxuñu ko oto sax dañ ko jox mu jënd oto il a acheté 2 véhicules facture baa ngi man mais ce que vous dites là est très grave mais bien sûr déglu leen de kii ci ndaw si Fouta Tampi lay wax pour moi manque de respect et de considération la des militants de l'Alliance pour la République parce que aussi mënuñu nekk di rey suñu bopp ci parti ëpp ko taxawaay mu génne photo tampi rek ñu jox ko ay millions rek oto kër non joxuñu ko oto sax dañ ko jox mu jënd oto il a acheté 2 véhicules facture baa ngi man mais ce que vous dites là est très grave mais bien sûr yéen a dégg lii defe naa lii ku ko dégg di nga comprendre ne xanaa bu dee tey Fatoumata Ndiaye da nga bëgg a porter plainte bii mooy plainte bi wóor parce que kii moom dafa tudd sa tur ba pare ne dañ la jox xaalis nga jënd ñaari oto déglul de pour moi manque de respect et de considération la des militants de l'Alliance pour la République parce que aussi mënuñu nekk di rey suñu bopp ci parti ëpp ko taxawaay mu génne photo tampi rek ñu jox ko ay millions rek oto kër non joxuñu ko oto sax dañ ko jox mu jënd oto il a acheté 2 véhicules facture baa ngi man mais ce que vous dites là est très grave mais bien sûr lii yéen a ko déggal seen bopp nee na il a même les factures te boo leen ko mayoon quelques minutes factures yi lay génnee mu teg ko kii newul Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi dañ ko jëndal oto wala jëndal ko kër wala neexal wala gise na ak diw nee na on l'a donné de l'argent cash problème yaa ngay tàmbali parce que militant APR yaa ngi mer te militant APR yéen da ngeen ñàkk fayda parce que yéen ñi Macky bokk ci bokkotaanam est-ce que mas na leen jox gàtt amu leen xam naa leen ñu ngi fii New York c'est mes amis y en a beaucoup ici ñu ci bari wallahi billahi amuñu lu ñu lekk les militants d'APR y a la facture nee na y a la facture de la voiture sur le net militant APR yi ma xam man sama diggante ak yàlla ak yonent bi amuñu lu ñu lekk man naa leen ko kii kay tunkara leen ko wallahi azim xamoon naa ci benn militant boo xam ne dafa feebar ba démissionné sama grand la bu baax du ma tudd turam ndeysaan mooy ñi xeexaloon Macky Sall ci campagne bi dafa xeexal Macky Sall ba Macky Sall jot ci nguur gi billahi wallahi tallahi lazim bi mu feebaree lu mu fajoo sax amu bi mu amee fii problème je fais partie des personnes qui ont cotisé pour lui ma yëkkati lu takku jàppale ko mu xool man ndeysaan mu ne ma Tunkara sama yaram day daw et on s'est battu dañu doon xeex maag moom dañu doon xeex di xuloo ñu jàppale ko xam nga lu mu di wax mu ne billahi wallahi tallahi lazim yow mënoo xeex ak Macky ma ne ko lu tax mu ne parce que yow garmi nga te Macky jaam la jaam ak garmi mën a yoo xeex parce que Macky door nañ ko 10-0 balaa ñuy xeex ak moom parce que moom Macky suul katu ndaanaan la Macky mooy jël ndaanaan suul ko Macky mooy fekk nit koo xam ne sa àdduna yëpp dafa tekki mu yàq la mais ban nit moo xalaatul ne transhumance yàq sa ngor la laaj leen ko Souleymane Ndéné Ndiaye il parlait comme un fier Sénégalais c'est quelqu'un que je connais bien il était courageux il était gentil il était billaay nit ku baax waaye tey mënatul ngaa wax
rus na sax di génn ci Sénégal di daje ki nit laaj leen ko Souleymane Jules Diop il était dans la diaspora fu Ablaye Wade dem mu claté porte dóor xeex ak moom maa ngi fàttaliku bi ko gars yi di dóor Chicago lu ne daj na ko lu ne daj na ko anamu il est mort ana Tunkara Mamadou Sy Tunkara 2STV animateur bi gënoon xarañ ci télé boo ko daan seetaan tu étais fier de l'écouter tey bi ma seetaanee vidéo am ak suñu waa ji rappeur bi Khalifa rappeur je me suis demandé la question ma ne mais lii lan moo ko war a mën a jar ci àddina ça là moi je parle même pas avec ceux qui l'ont déjà fait mais ñi koy waajal ñi koy xalaat ñi nga xam ne ñu ngi leen di ciblé tàmbale ko ci sama bopp man lan moo jar jaay sa ngor ci àddina ngor warul am njëg nee nañu ngor buñ ko jëndee rek dafa mas ta nekk ngor goree di mooy tax nit di jaay boppam nit ku goree mën ta jaay boppam c'est pas possible xool leen waa APR ñu ngi bëgg a lay seen bopp Fatou Ndiaye est venue hier Macky a pris beaucoup d'argent l'a donné elle a donné ñoom ñu ngi duuloo seen biir ñu ne c'est de la foutaise parce que ñoom les membres engravés ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex ak yow ci biir APR billahi wallahi tallahi amuñu lu ñu lekk xam naa leen je les connais j'habite à New York man New York laa dëkk bu leen fàtte ne dëkk bi ma dëkk ci Amérique c'est la ville la plus peuplée des États-Unis donc xam leen ne fii moo ëpp sénégalais ci àdduna bi Amérique New York moo ëpp sénégalais ci àdduna bi est-ce que France c'est notre colonie mais est-ce que ëppul France ay Sénégal est-ce que Amérique ëppul France New York ëppul France ay Sénégal billahi wallahi tallahi xam naa ay membre APR yoo xam ne fii ci Amérique dañuy am jafe-jafe lekk wallahi lazim dañuy am ay difficulté lekk boo dajeeg ñoom man naka laa mën a tuddee sama bopp un opposant radical man la ñuy jege xam nga boo demee ba partisan di woo opposant radical di waxtaan ak moom xam nga ne àdduna tukki na moi je suis radical te ñëpp xam nañ ko ci man ci côté Macky Sall je suis radical c'est pas négociable mais c'est ça la vérité c'est pas négociable avec Macky Sall quand ça vient de Tunkara et Macky il y a pas de négociation je suis radical mais sama diggante ak yàlla ak yonente bi waa APR yi nekk fii ci Amérique bu dee li may wax dañ koy weddi ñoom ñu ngi fii je suis là nañ ko génnee ñu teg ci kaw table amul ci kenn ci ñoom koo xam ne tekki na dara xam nga fi mu ne nii lan moo leen jàpp mooy 100,000 logements sociaux yooyu Macky Sall wax ne moom lay tabax xam nga du tabax dara ndax ñun ñu ngi ci train bi te gisaguñu dara donc 100,000 logements sociaux yooyu la ñuy naxantee ci seen biir ne yow Macky bu tabaxee waa APR lay njëkk jox laaj leen ko li mu jox Fatou Ndiaye mu jox leen ko d'abord ce qu'il a donné à Fatou Ndiaye laaj leen ko mu jox leen ko li Macky jox Fatou Ndiaye laaj leen ko ne leen yéen waa APR allez demander votre part du gâteau bi fi Macky ñëwee ñi nga xam ne ñoom ñooy kàngamu APR yi bu baree ba bari xam nga ñaata lañ fi doon am ñoom ñoo doon am $300 par jour les kàngam de l'APR ñoom $700 lañ leen doon jox par jour sama benn xarit moom du ma tudd turam na ma jéggal te yàlla rek tax moom bi muy partager xaalis bi bañ na ko ba ci dënn bi la ko teg parce que xaalis bi su ko dugaloon ci poosam sax ñu dóor ko bi muy partager xaalis bi nii la ko def kum ci war a jox dara rek mu roppi sa bos ne la am kum ci war a jox dara mu roppi sa bos ne la am parce que déjà ñoom ci seen biir gëmante wuñu wóoloonte wuñu $250 équivalence 125,000 francs CFA loolu la Macky jox par jour donc si Macky a fait 10 jours damay joxe exemple 10 jours te 10 jours yooyu 5 jours yi lañ leen di fay donc dis-toi qu'ils ont reçu un peu plus de 500,000 francs like 750,000 francs CFA ku nekk loolu la am pour yóbbaale
wala 625 000 pour être correct 625 000 ku nekk loolu la am billahi la si lii may wax kenn mënu koo dindi man fii laa dëkk Amérique laa dëkk ñun fii la ñu dëkk demal nga laaj leen waa APR ne leen Ousmane Tounkara moo wax lii sosal na leen nee na Macky bi mu fi ñëwee 250 la doon joxe par dama yor preuve yi j'ai les preuves documentées j'ai les preuves Farba Ngom tamit bi mu ñëwee Macky $50 000 la maye bu leen laaj ñaata membre la de 50 000 xam ngeen $1000 boo mayoon 50 personnes ku ne $1000 500 000 la ñuy am ils étaient plus de 500 personnes Marème Faye Sall maye $30 000 léegi $80 000 te ñi koy séddoo ëpp nañu junniy nit ëpp nañ ko junniy nit kenn ku ne bu amoon $1 million $1 million lay doon déggoo ma de junniy nit Macky bu mayoon kenn ku ne $1000 $1 million lay doon mayu leen genn wàll mayu leen sax 10% d'1 million 5% d'1 million la leen jox donc faites vos calculs $80 000 plus de 1000 personnes ñoo ko séddoo parce que séddoo moom bu amee ñoom ñëppay ñëw ku nekkay jël ci sa wàll donc gars yi je pense que yegg nañu foo xam ne ci histoire du Sénégal bii mooy question ndeysaan bi nga xam ne moom laa laajoon suñu sœur bu baax boobu muy Fatou Ndiaye du ma ko ne ku bizarre nag elle est opportuniste mais du ma ko teg nit ku bon du ma ko ne ku bon déedéet opportuniste la nag man teel naa ciblé lool. mais ay mel ngem yow tey bu la affaire woowaatoon ñu jox la 100 millions tegal la ci kaw baax jox la kër jox la oto ne la Fatou Ndiaye de kay jàppale ñu est-ce que di nga def. mbaa xam nga ne bu ma ko nangu woon. waaw tey jii du ma toog fii di la. question ak réponse. waaw dégg nga ma ne bu ma ko nangu woon. waaw parce que proposition bu ne. waaw proposé nañu su ma toog ak yow wax ak yow nii. kon am naa sax am naa kóolute ne yow moom ci ñun nga bokk opposition. maanaam façon bëgg nga daal ma proposition. yow Macky yaa proposition jinne ba dëmm. waaw proposé nañu ma. macha allah parce que bi ma tegalee gëtëm. macha allah rek parce que man sama ngor amul prix. dëgg la. gis nga man. du ma yàbbi di sekk. kontaan naa su ma demee tey ba rayante ba président Macky toog. man waxuma pour mu jox ma poste. wala pour mu defaral ma suñu waa kër. man dama ne ko mu defaral Sénégal rawatina Fouta. su ma demee nag bay dem ci yoon xamatuma fu ma jëm. dama daan dees reculer pour mieux sauter ma dellu fu ma jóge woon. lii yéen a ko déggal seen bopp. ñemewul kii dama ko ciblé man dama ko teel a ciblé quand j'ai parlé avec elle pour la première fois j'avais déjà des doutes ma woo sama benn confidente bu ma jege ma ne ko kii elle ne me donne pas beaucoup de confiance kii wóoluwuma ko daal parce que ñëw na fi daw lu nee na moom dafa dem Touba dafa doon laqatu dafa dem fële dafa doon dugalante dafa doon génnee wala dañ ma doon waaj a rey nangam lépp ay fen la kenn mësu koo rey kenn mësu koo waaj a rey kenn mësu koo def naada xam nga nag yenn saay il faut qu'on se dise la vérité un peu benn nit laa xam ne kooku ba léegi bi politique Macky Sall bi tàmbalee suñu sœur Mariama Sagna ndeysaan jël nañu bakkanam ci politique parce que kooku dafa am lu mu incarné woon imaginez nga woote ndaje tu as pu faire rassembler des centaines de milliers de personnes kooku puissance politique am la ñu ragaloon fan la mujjee dañu jël bakkanam parce que mënatuñu ko woon def dañoo jël bakkanam mënatuñu ko woon supporter parce qu'ils ont vu que kii doole bi nga xam ne moom la incarné ci politique dafa jaggi dayoo ndaw si ñu jël bakkanam
mais Fatou Ndiaye mii Macky Sall mi mu doon jëflanteel ay ñoom Aliou Dembourou Sow ñi mu doon jëflanteel ñooñu ñoo la gën a xam ne waa ji du doon dem ndaw si du doon dem fu sori xam nañ ko ñoom xamoon nañ ne kii bàyyi leen ko mu yuuxu tuuti mu yëngal dëkk bi bu yëngalee après ñu def ko tortue maanaam ñu woo ko am luñ ko jox rek coow li jeex xamoon nañ ko ñoom xamoon nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax xamoon nañ de Fatou Ndiaye mii wax bu yàqu la may leen ko rek may leen ko ay jours quelques jours léegi ngor mi dem xamoon nañu il le savait donc ñoom jóguñu woon pour def dara Fatou Ndiaye kenn mësu koo menacé kenn mësu koo bëgg a rey kenn mësu koo bëgg a gaañ vraiment elle nous a trompé te nit ñi di tëb di dal et je pense que nit ñi war nañoo mën a ñaanaat xoolaat suñu bopp ba erreur yu mel nii duñu dalaat parce que li tax may wax lii c'est parce que lii lim ñuy dal dafa bari erreur yu mel nii lim ñuy dal dafa bari te war nañ ci seetaat suñu bopp exactement 2 voitures nit kuy jaay sa ngor ci ay oto alors sama sëriñ waaw man naa laa dugal wala voilà on a gars yi dañu soxla quelques explications ci li nga xam ne moom mooy suñu mbiru frère Ousmane Diagne donc ma bàyyi suñu frère bi vraiment mu traiter ñu dossier bi ni mu waree du avocat du avocat am nag mais c'est quelqu'un qui est un associé te mu xam lu bari loo xam ne moom la ñuy toppee suñu frère bi ak aussi génn na waaye am na ba léegi luñ koy toppee donc ñu bàyyi la grand yow nga indi ay leeral merci. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd man la seen mbokk seen frère Habib Kane bokk ci mouvement bi nga xamante ni mi ngi tudd mouvement mafia kàcci kàcci donc en effet comme ni nga ko waxee expliqué ko depuis démb ba tey suñu frère suñu camarade Ousmane Diagne dafa nekkoon en garde à vue mujj gi ñu déféré woon ko devant le procureur li waral loolu nag dafa am benn poste bi nga xamante ni daf ko bind poste bi pratiquement ku dem ci page am ba tey daa ko fa fekk daf ko bindoon bi muy bind nag xam naa ni sujet bi nga daanale wax na ci wante li mu wax amul tënku ko ci dara teguwul ci dara tuddul turu nit ndax mën naa lire poste bi yor naa ko ndax mën naa ko lire nga oui bien sûr mi ngi ci page am ba tey génnewu ci une virgule voilà dafa ne ndaw ci Tampi elle a été reçue plusieurs fois par Abdoulaye Diallo Koko waaw au ministère. La dernière rencontre c'était le lundi 20 septembre à 18h. Massaly moo doon dox mbir mi. Après mu ne pare naa ci maa ngi dellu assemblée député. waaw. voilà. waaw léegi. voilà. man damaa yaakaar ni fondamentalement. loolu noonu ku ko bind. man xaw ma kan mooy ndaw ci Tampi. en tout cas man sax xaw ma. waaw léegi nag Massaly man am na ay cousin yu tudd yu sant Massaly de. bari na. te yaakaar naa ni jaaykatu koko bi nekk ci bopp koñ bii nii ma dëkk nii. waaw di jaay koko di la ko tojol nii di ma ko jaay. Abdoulaye la tudd te Diallo la sant. d'accord. ki nekk sama bopp koñ man di jaay koko foofu di ko dagg transfuko di jaayale ndox bi nii. kooku noonu Abdoulaye la tudd Diallo la sant. waaw sama ay cousin man Massaly lañu sant. waaw nga xam léegi loolu
dafa firndeel que ni moom moomu déposé plainte la ñuy waxal. déedéet wax ko déedéet munu ko firndeel. loolu mooy dëgg. munul firndeel ni waxal. donc benn ngi noonu ñaareel bi mooy. téye nañ ko. convoqué nañ ko biñ ko convoqué moom xam na ni que deful dara. biñ ko convoqué woo ko téléphone mu ne leen indil leen ma convocation bi. biñ ko indilee convocation bi mu ne leen doo leen ma fi bàyyi dañuy àndandoo dem. boobu fekk na mu avertir ña mu war a avertir ay avocat am ñooñu ñëpp nekk si. ñooñu ñëpp nekk si au passage may remercier waale maître Khoureychi Ba di remercier waale maître Babacar Ndiaye di remercier waale maître Tall di remercier waale maître Konaté ak ñeneen ñi nga xamante ni seen ay occupation jàppoon nañ leen mais ñi ngi si doon def seen kéem kattan. yàlla def nag ñu daal di dem buñ ko defeeree toog nañ foofu ba procureur yi jël dossier bi gis ko daal di koy def renvoi correctionnel la lool nu mu tudd ci dañ koy convoqué pour mu daal di ñëw sur citation directe. donc léegi dina delluwaat convocation pour wuyu ji si citation directe boobu noonu. kan la cité. non Massaly si boppam. waaw ki ñuy wax Massaly moo porté plainte Ousmane Diagne ne daf ko diffamé dafa ternir sa réputation ba pare tam moom daf ko yàqal lu bëri si élection yi parce que yàq deram tam moom candidat la pour élection yi. élection locale yi di ñëw à Thiès. kan Massaly mooy candidat Massaly n'importe quel. Massaly ki porté plainte bi non kii moom kii dafa porté plainte tudd Mamadou Lamine Massaly. mel na Mamadou Lamine Massaly mi ñu xam ancien PDS. ok. te doon jàppale Madické Niang si élection présidentielle yi passé. ok. moom moo dippee boppam Massaly boobu noonu ñu bind si poste bi daan ne moom la ñuy waxal. moom nag moo dem porter plainte. léegi maa ngi dégg nag ni nit ñi ñu ne baalu na ñoomin seen ak yooyu noonu yëpp wante. damaa xam ne ni que retrait de plainte fu mu am. fu nekk. kenn waratu fa woowu nit pour mu ñëw di layoo. dëgg la. wante nag am na li nga xam ni am na si. mooy. li nit ñi di wax di bind si réseaux sociaux yëpp citation directe moo si mujj am. pour mu ñëw si kanamu tribunal layoo pour wax ne moom dinañ ko laaj lii nii yaa ko wax. ak ba nga koy wax loo si jublu ak nax waa ji nii nga si jublu. ok te foofu noonu yaakaar naa ni lépp dana leer. en tout cas. loolu kañ la. waaw jour citation direct. loolu noonu dinañ xam naa ni peut-être que ni convocation dina si am ba pare ñu soog a kii dañ ñu wane dinañ convoquer rek. ok donc ñi ngi xaar jot convocation bi. donc bu ma comprendre dañu jàpp doomu jàmbur bi ñu fanaan loo ko kaso doomu gor bu 7-8. ci ay. waaw ki nga xam si tampi te dawul demul dikkul fanaan loo ko prison. pour convocation maanaam xanaa léegi damay laaj rek damay laaj. li ñuy toppee bëgguma woon sax indi tur boobu ci biir waxtaan mais li ñuy toppee Abdou Karim Gueye par exemple. li ko Mame Mbaye Niang di toppee du loolu du diffamation. waaw loolu diffamation la ñu wax ne moom la. waaw Mame Mbaye Niang dafa nekk ni kii da ko diffamé Abdou Karim Gueye da ko diffamé. waaw du moom la ñu toppee woon du moom la maître xawma ki yoroon Dakar Dem Dikk du moom la toppee woon aussi Barthélémy Diaz. waaw Moussa Diop. maître Moussa Diop. waaw ba ñu am médiation affaire bi jeex mais li ma bëgg a laaj médiation buñ si def léegi lan moo war a tax gars yi acharné wu nii ci kaw réseaux sociaux yi parce que man lii acharnement laa ko jàppee. parce que il est très influent effectivement Ousmane. parce que Ousmane est très influent. Ousmane il est très influent. il a une belle plume et il est très intelligent.
du wax nag lu ñaaw. waaw en wax fait dëgg yàlla musuma ko dégg mu wax lu ñaaw. en fait Ousmane kafkat la. ok fookat la. ok reetaankat la. dëgg la. père de famille la. exactement. dafa yor soxna. yor njaboot. ah nekk nag liggéeykat. beneen bi si topp mooy Ousmane faiseur de bienfait la. te ñun dafa am li nga xamante ni daf ñu tënku tuuti. mu ñëw doon si alxuraan hal jazaawul ixsaani illa al ixsaan. amul dara luy fay lu baax lu dul lu baax. Ousmane nag doon nit boo xam ne dëkkul dara si lu dul def lu baax kese. def lu baax weesuwul. tabaski jot nga jël sa ay enveloppe. seet sa ay bonne volonté wax ak ñoom ñu ànd ak yow def ay cagnotte nga jël sa enveloppe di wër néew di doole yi di leen ko jox. def lu baax weesuwul nit nekk si diggante nekk si jafe-jafe nga def cagnotte bu def ay millions. yow demuloo jëli ji ko pour médiatiser ko dem joxi ji ko nit ki mais da nga ne nit ki carrément jox naa la feu vert nga dem jëli ji ko. tabaski bi rek gis naa waaw def lu baax weesuwul xeex injustice. donc si lii la Ousmane tegu si lii la Ousmane tënku. mais nag maa ngi jàpp ne am na benn xale boo xamante ni maa ngi ko gis mi ngi bind boo xam ne lu jar a bàyyi xel la. que ni Macky Sall Ousmane yi la jógee. xam naa ni mun na am ni sëriñam nag da ko wax ne ko ku tudd Ousmane moo lay daaneel. waaw du ñun de beneen Ousmane. yaakaar naa ni jóge na si Ousmane Tounkara. Ousmane booy Thiès jàll si Ousmane Sonko. daal di ñëw jàll si Ousmane Sonko jàll si Ousmane Diagne. c'est bizarre. damaa yaakaar ne non du amul dara lu si bizarre. waaw mooy dafa dajale Ousmane yi la bëgg a wax quoi. waaw donc mi ngi noonu. yaa Ousmane Dramé aussi Ousmane Dramé aussi mi ngi fi. waaw tonton Ousmane Dramé xam naa ko. ci beneen fànn lañ ko tonton Ousmane. xam naa ko waaw moom gaa yi dañ ko yab rek moo tax ñu koy attaqué. waaw dañ ko daj ci beneen. dañ ko yab rek moo tax ñu koy attaqué. dañ ko yab moo tax ñu koy attaqué loolu moom lu leer la mais. na ko leer yàlla nee ni que. su bàyyiwul Ousmane yi. si ndërmeelu la jëm na bàyyi Ousmane yi. te man nag Ousmane bi ma ñor mooy Ousmane bi nga xam ni daf ma jël def ma magam. ñëpp Ousmane boobu noonu moo ma ñor. ñun ñëpp daf ñu def mag. xam nga Ousmane am respect si ñëpp. dafa am cër am respect am yar am teggin ay waxinam sax du jàggi dayoo. Ousmane même boo ko bëggee indi ci terrain bi nga xam ne da ngay wax Masiba Daaru Laay moom da ngay gis ne day reculer si saa si moom du wax yu mel. du ko nangu dama ko musul dégg muy wax lu am. gis nga Seydina Ousmane dinaa la wax benn affaire gis nga mbir mi yàlla daf ñu tombaleeg ñoom seen bopp dañoo ñàkk sens parce que dañoo tombeek un gars qui est très très intelligent. mais s'il était pas intelligent machallah il allait tomber dans leur piège. parce que dinaa la wax nag peut-être dinañ am jotu waxtaanaat si su boobaa waxtaan boobu roon rek lay doon te nettali nag si li gémmiñu borom lay dàqee. mais su boobaa dinañ la wax piège dina la wax moom si boppam dinaa la ko nit dana la wax piège bi nga xam ni moom moo si nekk yëpp. moom lañ ko tëraloon faf moom mu éviter ko esquiver ko. waaw fondamentalement journaliste suñ ko joxee information mu war ko jàllale. moom liggéeyam te du jàllale saytu information jàllale ko la. léegi lan la journaliste di def di dem wër ji beneen nit di ko jox information boobu te moom jàllalewul information bi bugg nit jàllale information bi. c'est extraordinaire. donc yaa angi suuroos beneen bi si topp mooy. ñun saa bu ñu yaakaaree ne benn Ousmane tëdd na. téeméeri Ousmane juddu nañ. exactement. xeex bi ñu nekk nii sacerdoce lañ ko def. waaw. xeex bi ñu nekk nii sacerdoce lañ ko def beneen bi mooy Ousmane saa boo xamante ni
dañuy nar benn affaire il faut que ñu def diversion te diversion bii nag du jàll parce que bien que raté nañ benn fan mu nekkoon démb tey jii nii jotuñoo rëcc parce que wax nañ si te suba duñu rëcc muy nit ñi nga xamante ni dañoo bindu woon si processus électoral bi mu tàmbalee ba suñu joonu yàlla nit ñooñu noonu depuis démb ak tey ak suba lañu am pour seeti ji ndax seen bindu mujj nañ ko def wala mujj ñu ko def wala nañ ko defee baax na wala baaxul ñi waroon am changement yi heure bii lañu waroon dem seeti ji ndax am nañ changement ñi xam ni dañu waroon contester ñetti fan lañu am pour contester te ñaari jot na jàll ndax diversion bii ñu des xam nañ ne ni que Ousmane su fi toogoon ba suñu joonu yàlla dina bind dina xamal xale yi ñaax mag ñi pour ñu dem seeti ji ndax mujj nañu leen bind wala mujj ñu leen bind yooyu rek lay def donc léegi benn diversion la ñu créé daal di jël Ousmane jéem ko nëbb jant bi mais boobu Ousmane du benn nit kese Ousmane équipe bu ngand moo nekk si ginnaaw te muy dëgg ànd ak moom nag ñun ñoo ànd ak moom jël ko jiital ko en tout cas suñu neexee mais c'est loolu mooy dëgg te muy yoon da ngeen ci am droit te nag dinaa la xamal benn affaire dinañ ko ñag benn peeru ñag boo xamante ni laal ko ça sera rendre ingouvernable ce pays war nañoo xam ne ñu ngi ñun ñoo koy ñagal suñu bopp ñu ngi laalaake de ñoo koy ñagal suñu bopp comment se fait-il que benn prévenu tey jii rek benn prévenu tey war a ñëw jàkkaarloog procureur ñu war a mun a dépêcher ay oto yi gémi ñetti oto gémi ñu ngi foofu taxaw ba benn commissaire ñëw taxaw pour benn nit bu war a dem tribunal ñu dugg ci tribunal bi ñu génnee ñuy def suñu live ñu génnee ñu taxaw ci mbedd bi ñu naan nañu vous êtes sur la voie publique jóge leen sur la voie publique bu buntu kër jàmbur lañu dem mujj taxaw foofu pour waxtaan ak journaliste yeeg yépp mu mel ni voie publique bi nous on fait pas partie de ce public là mooy ñu ngi yeewu rek xam nga li am importance ci li nga fi wax ni yëpp tey grand te je pense que les Sénégalais t'écoutent très bien mooy yéen a ngi yeete yéen a ngi yee Sénégalais yi te duñ si jóg voilà te li ñuy wax toujours rek artu moo gën atte ñun nag dañoo yàgg di artu voilà artu gën atte bi ñu commencé attaqué bés bi nga xamante ni jóg na nag daan ne ñun nit ñi artoo dina ko dakkal mooy ba muy taxaw naan ngay ni kacc di kacc bés boobu lañu taxaw lii ñu nekkee nii ba tey bés boobu ba tey dañu gën a redoubler kacc te téye Ousmane duñu tere continuer kacc téye Ousmane Amérique duñu tere continuer kacc téye Ousmane Sonko duñu tere continuer kacc ak bu Canada bi am nañu beneen Ousmane Canada de Ousmane yi dañoo bari nag loolu ma jaaxal Ousmane Ba bu Canada ak Ousmane Ba bu Canada waaw Ousmane yi dañoo bari de képp kuñ si munti laal duñu tere kacc te au contraire dafay tax ñuy gën di continuer di kacc en tout cas moom nag damay fàtte ne baat boobu noonu moom moo ko créé de Macky Sall moo ko sonal waaw mu ne yéen a toog di kacc ci ginnaaw ordinateur moom nag moo ko créé bi muy créé loolu moom moo waxoon la magie du clic fera face à la magie du fric et du flic moo ko waxoon de bu baax donc boobu temps boobu moom si boppam mi ngi doon kacc mu ne réseaux sociaux léegi nag waaw léegi nag il a du fric il a les flics bugguñoo tere kacc déedéet mënul nekk moom dafa waxoon ne la magie du clic et du clac fera face à la magie du fric et du flic à la toute puissance waaw voilà léegi nag ñun dinañ ko wan ne ni que loolu moo ko noonu c'est toujours d'actualité en tout cas
te moo fi nekk ba tey vraiment merci grand. te duñ si mos a jóg. dinañu gën a yaatal nag wax ñu léegi sa. dinañ gën a yaatal incha allah barakallahu fiik ñu ngi ziar bu baax a baax di masawu ñëpp nag. di masawu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp parce que jeunes yi bi ma déggee démb jàpp nañu Ousmane wax dëgg yàlla jeune internet bi yëpp wane nañu seen bopp. wallaay wane nañ seen bopp amul kenn ku des ginnaaw. wallaay wane nañ seen bopp wallaay ñu koy sante yàlla nag di ko gërëmee yàlla encore. voilà waaw Ousmane da koy sante yàlla di ko gërëmee yàlla encore. seetal ñu ko nga jottali ko suñu nuyoo. dana ko dégg dana ko sàggoonul sax fu mu nekk nii mi ngi leen di dégg incha allah. dana ko dégg barakallahu fik ko suñu nuyoo merci beaucoup. qu'il se porte dana ko dégg dana si jot incha allah. dana ko dégg dana si jot incha allah. waa kay jaa ngeen jëf barakallahu fikum. waa kay incha allahu rabbi n'oublions pas aussi suñu frère. waaw. Baye Niass bu Fouta Tampi. waaw bismillah ñëwal. suba la amaat encore rendez-vous au niveau de la DIC. bii mooy 3e fois muy dem nag rendez-vous vendredi lañ ko convoqué woon 16h mu dem. ok. ñu convoqué waat ko mardi mu demaat encore boobu confrontation moom ak ndaw si Njaay la woon. tey jii nii suba tamit dafa war demaat encore 11h lañ ko convoqué. donc ñuy ñaan tamit mbokku patriote yëpp nañu dem soutenir ko ñëpp ñi nga xam ne Sénégal moo leen ñor. su ma nee patriote nag du Pastef moo tax may wax patriote moom képp ku bëgg sa réew. di taxaw di xeexal sa réew. kooku la ñuy woowee patriote. donc ñu dem ñun ñëpp patriote partisan déedéet. réew mi moo ñu intéressé. donc ñun ñëpp nañu bokk encore demaat xeex boobu noonu tamit parce que suñu xeex la Sénégal la doon xeexal ba lii yëpp fekk ko si. waaw donc Baye Niass alias Seydou Thiam la tudd. ñu koy wax Baye Niass. nañu dem ñun ñëpp bu Fouta Tampi suba 10h 11h la am rendez-vous dik nañ dem jàppale ko taxawu ko comme ni ñu taxawoo ñëpp ñi ngi daan tàmm taxawoo ñëpp. barakallahu fikum di ziyaare waat ñëpp encore di wàccee waat ñëpp seen wàccuwaay di leen ñaanal guddi jàmm. barakallahu fiikum. jërëjëf merci. waa kay maasalaam. voilà gars yi ñu ngi remercier suñu frère bi ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom la def parce que comme ni ñu leen koy waxee toujours c'est le Sénégal qui gagne dans tout ça mais dama bëgg gars yi xam ne on a un dictateur à la tête de notre pays te on dit non à l'intimidation Macky dellul ginnaaw te c'est important ma lay wax kaddu bi ndax xam nga man samay kaddu toujours damay bëgg di leen xoolaat bu baax balaa ma leen di génne parce que xam naa ne jour dinañu mën a ñëwaat di wax lii encore dinañu ñëwaat encore di wax même wax yi Macky ñu ne la waxoon nañ la ko. artu nag moo gën atte politique bi ngay lal yëpp xam nañ ko tàppale bi ngay dox yëpp xam nañ ko waaye Macky moytul sa bopp wàññil sa gàllaaj ndax ñu jam la ku la ko waxul dëgg Sénégal Macky sa baay donnuloo ko ci sa baay Macky Sénégal donnuloo ko ci benn côté sénégalais yi ñoo ko jël wóolu la jox la ko te keroog bi ngay jël Sénégal sama diggante ak yàlla man xaw ma woon sax sa tur ce qui est bizarre nee naa la keroog bi ñuy célébrer ñu ne Macky Sall la gagné ma gis sama gars yi ñuy dox tànku neen ak seeni ay tànk yu pënd foofu ci Harlem Macky booba xaw ma la woon je ne connaissais même pas ton nom man toog naa presque 1 an après Macky Sall bi mu jëlee nguur gi pour ma xam sax ne président Sénégal Macky la tudd Macky Sall parce que disons-nous la vérité c'est pas le nom le plus préférable des noms waaye na nga seetaat sa bopp rek aussi xam naa ne amuloo ay conseils yu baax moom loolu moom gis nañ ko parce que doxalin bi ngay doxal niroowul ne nit ku am ay maanaam ay conseils yu baax waaye góorgóorlu rek waaw mais
Roqee am na question mu laaj de mu ne ana Idi kenn bëgguma tontu Roqee Idi daal ku ma ko gisal nga ñëw ma jox la 100 € man xaw ma fu Idi ne ku mën a daal gis Idi nga dem fekk ko fu mu nekk nga fotol ma ko indi ko ne ma idée ngi nii bu leen ma indil nag ay photo yu yàgg lu leer laa leen di wax dama bëgg ngeen dem fekk Idi fu mu mën a nekk ci àdduna bi photo indil leen ma photo Idi ma yónnee 100 € bu dee Europe nga nekk ak Sénégal ak foo mën a nekk rek demal indil ma photo Idi bu récent vidéo moom boo ko indee bu leer vidéo bu leer bu Idi boobu moom di nga am 200 € parce que Idi man xaw ma fu mu ne xaw ma ci suufu lan la dugg xaw ma fu mu dugg Idi on connaît pas là où il est xamoon naa ne bi may gëj a dégg mooy temps bi mu perdee xel bi temps bi xel bi demee tuuti parce que xam nga bi ginnaaw bi xelu Marème Faye Sall bi demee ba mu wér après Idi tamit feebaru xel xaw ma Macky Sall mooy sacrifié ni tamit xaw ma je ne sais pas waaye daal xam naa ne Idi am na xel bi fu mu voyagé woon xëy na nag dellusi na on sait pas waaye ku xam rek vraiment nag ma wax photo 100 € vidéo 200 € Idi bu bees waxuma leen ngeen dem indil ma bu màgget grand am naa vidéo Idi mi ngi nii déedéet waxuma lool de waxuma lool de lu leer a leer laa leen wax te bu leen ma woon ak fii di ma indil ay kii wala nangam déedéet indil leen ma lu wóor a wóor loo xam ne mën naa cee teg sama baaram voilà loolu rek la Idi moom xam naa ne guddi yi ñu toll moom ça ne va pas je ne sais pas d'autres choses foofu rek laa mën a yem voilà Idi moom kenn xamul fu mu laqatu fan yi voilà loolu moom xam naa voilà bu ñu jógee nag xam naa kii yem yooyu ces petits moustiques là ils vont encore encombrer les réseaux à insulter tout le monde de mère et de père ndax ci Idi rek laa xam sama boy géwél bu yor ay géwélam moom it yu nekk ci réseaux sociaux yi di saaga nit ñi suba guddi ngoon il nous emmerde voilà léegi nag gars yi maa ngi leen di jéggalu di leen tàggu heure bi mooy loolu xam ngeen déjà mi ngi waaj a lëndëm donc mbir mi jot na wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.